yëpp di nuyu waa Sénégal di am contenté tey en tant que maire de la ville de Tivaouane ci geste bu rafet bi nga xam ne moom la Abdoulaye Ndiaye Ngalgou def après les élections municipales mu joxoon ñu ñaari ambulance ñaari corbillard ak ñaari camion mbalit bi ñu demee nag waxtaan on s'est rendu compte que ni hôpital bi amul woon ambulance ñu ne kat poste de santé bi bu Massamba Sall la ñu affecté benn ambulance kon nag ñu jàpp ni ambulance bi Abdoulaye Ndiaye Ngalgou moo ko may Tivaouane moo ko may commune Tivaouane jël ko teg ko ci loxo centre de santé bu Massamba Sall mu gudd mu gàtt waxtaan bi ci lii rek la remise de clé la ambulance baa ngi nii ngeen jàpp ne waa Tivaouane am ngeen ambulance bu bees te Abdoulaye Ndiaye Ngalgou moo leen ko may ñu ngi koy gërëm di ko sant ci geste bu mu def ndax geste bi mooy wan ni que bëgg na Tivaouane xam na problème mu Tivaouane te mi ngi ciy dox te lu mu ci am mi ngi ko ciy def kon ñun dañ koy sant ci loolu mu def ci geste bu rafet boobu nga xam ne lii day dem directement pour les populations de la ville ndax ambulance xamul ku far ak ku farut ñëpp la yemale ku feebar la xam feebar nag ñëpp lay dal kon nag bu ñu xasee ba jox la ambulance bu ni mel kon da ngay sant yàlla xam ni kat jox nañ la loo xam ne bu ëllëgee dana mën a servir l'ensemble des Tivaouanois yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ngi koy gërëm di ko sant si loolu jërëjëf monsieur docteur directeur de l'hôpital sa caabee ngo mën nga tàllal caabi nga yëkkati caabi joxaat naa ko de day bañ gaay jam ko quoi asalaamaaleykum donc ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di ci jiital monsieur le maire di rafetlu bu baax geste bi nga xam ni def nañ ko mu jëm ci centre de santé Massamba Sall nga xam ni mooy centre de référence pratiquement 34 structures de santé mu ëmb plus de 10 communes donc mooy seen centre de référence donc muy geste boo xam ni ñun dañ koy apprécier à sa juste valeur parce que dafay ñëw renforcer li nga xam ni amoon na fi ndax sollicitation yi bëri na dinañ évacuer ambulance bi fi nekk mën na di évacuer mais bëri na ay sollicitation yu ñuy jot ci ay particuliers ci ville bi ñu am seen malade yu am rendez-vous ci yenn dëkk yi yenn Dakar Thiès ñu yóbbu leen bëri na tamit ay malade mentaux yoo xam ne ñun ñoo leen war di référer Thiaroye donc ambulance bi fi mu ñuy li mu ñuy yokkal lu bëri la di ci sant encore une fois commune de Tivaouane à travers son maire di ci sant aussi Abdoulaye Ndiaye Ngalgou nga xam ni moo ko jël teg ko ci loxo maire pour ñu jox ñu ko jërëjëf merci. Pape Moussa Diop laa tudd kaddu gi moom moo ko du sama kaddu Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ko moom Abdoulaye Ndiaye Ngalgou nag Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ñëpp la waaye kaddoom moom Pape Moussa ko yor woo na ma ñaari yoon ci yoon bi yóot bënte ma ay kaddu cant ni ma bul bàyyi ba nit ñi tas nga wax ko bëgg naa nga santal ma Demba Diop si seedeel ko nit ñu baax ña nga fa fekk ndax nit am na lu baax wala mu yéene lu baax mu tabbi ci ay loxo te àggalewul yéene boobu monsieur le maire sa frère Abdoulaye Ndiaye Ngalgou nee na mi ngi seedeel communauté mouride bi nekk Tivaouane yépp ak toute la population de Tivaouane ni sagal nga ko ndax liñ ko sagalee mooy bi muy jënd matériel yi yéene bu mu am ci Tivaouane la waaye bi la yàlla joxee ndam li mu yëkkati lépp teg ko ci sa loxo ba pare wax ci benn condition ni man de dama doon sàkku rek waaye du lu ñuy exiger ndax exigence mooy liñ ni la def ko force waaye li ñuy sàkku mooy li ñuy ñaan ñu ñaan ko monsieur le maire mii Ablaye ca bis ba mu ni ko monsieur le maire man de dama amoon ñaari yéene ci ñaari corbillard yi ndax dama gis waa kër maam borom Touba bu ñu amee ko wàññeeku pour ñu yóbbu ko Touba dafay indi ay jafe-jafe
ma lay ñaan benn corbillard bi suñ ko mënoon a teg seen loxo mu ni beneen bi dama lay ñaan ñu tegal ma ko ci loxo waa kër Cheikh Seydi Hadji Malick kon tey bu ñu ñëwee Ablaye li mu ñaanoon ci yow nga dëggalal ko nee na mënul lu dul di la wax jërëjëf yal na la yàlla fay. beneen bi mooy ñi ngi ànd ak Mame Gouda Taxa mii di madame la maire muy chef de délégation bi li tax ma ni muy chef de délégation bi sur le plan administratif moo fi takk ndomba tànk boo xam ni bu Ablaye Ndiaye Ngalgou ñëwoon fii lay toog ñëwul ku la yónni nag daraje ku ñu yónni daraje ka la yónni rek nga yor moo tax moom mu toog fii sa wet suñu yaay Asukan Sall mi ngi ñuy toog ak waa mouvement ànd defar ndax Ablaye Ndiaye Ngalgou bu ko waa kër Cheikh Awa Balla gisul ci jotaay bi dinañu posé wu la question laaj lu xew lenn rek la président de la république da koo jox liggéey fële ca aéroport muy AIBD benn jumaa bu mu fa doon tabax bari gi dem mu woo ko ni ko àjjuma bii dañ ciy julli dañ koy inauguré mu nekk ca pour dernier réglage yi loolu rek moo tee mu teew fii bokk ak yow bi su joxee corbillard bi kon monsieur le maire du ma guddal merci baat bu ndaw la mais ko deful dara kenn du ko wax Ablaye nee na merci beaucoup bon bii nag dani ma bu ma ñëwee ma teg ko ci sa loxo ndax kër Cheikh Awa Balla yéen a ko bokk waaye moom am na fi jël dañu dem bërki dem ba Kawsara di def proximité jàkka ji nekk ci watu betuwaar bi ñaanul ko ndimbal ci liggéeyu jàkka ja ndax seen loxo lott na ci mu jëloon boobu 5 tonnes ciment ni ma boo demee teg ko ci loxo Demba Diop si mu teg ko ci loxo waa Kawsara ki koy jël mi ngi fii monsieur le maire moo baagi noonu sa boola sa frère moo la ko jox nga tegal ko ci loxo waa Kawsara asalaamaaleykum wa rahmatullah. damay wax toujours ne ragal féete day xañ nit wërsëg. wallaahi dëgg la. mais nag lu mu nuyoo naa nuyu soxna Faty. maa la ko wax mu nuyoo bopp man. nit ku nekk ak ki la yàlla boole. sama xarit la yàlla moo ko def du ci man du ci moom kon damay sant yàlla bi ñuy def manifestation bi fii ci kër teewul nag sëriñ yi fi nekk yëpp ñi sant Mbàkke ñëpp aju ci kër gi Mbàkke rek ku aju ci sëñ Touba rek sëriñ laa la def ndax man taalibe laa def sama nit nag boo defee sa bopp taalibe doo xool ah wala ba da ngay nekk taalibe rek taalibe man taalibe rek la loolu la ma yàlla defal maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax li muy wax nag tey lii ñu fi dajale dara gënu ko rafet ci àddina mooy ñi nga xam ni nit ñi fàtte nañ leen nga fàttaliku leen ndax dañuy wax naan nit bu génnee àdduna rek dañ naan génn na àdduna ki génn àdduna nag ça veut dire que bu ñu defee semaine sax nit ñi fàtte ne génn na àdduna yàlla moo koy def ci xelu nit yi yàlla moo bindee nit noonu doomu aadama noonu mais nag ñu fàttaliku ne ñoom it dañu am loo xam ne ay bëgg-bëgg la kii mottali oto bi corbillard bi pour mottali bëgg-bëggu nit koo xamee ni bëggoon na bu génnee àdduna ñu yóbbu ko Touba te fekk amul moyen yàlla def ñu joxe oto bi pour bu ñëwee la mu waroon frais pour dem yàlla dimbali ñu frais ko loolu la Ablaye Ndiaye Ngalgou def tey ça veut dire que tuyaaba bi nga xam ne moom lañ ci war a def tuyaaba boobu yàlla moom la koy bindal lii dafa nekk loo xamee ni da ngay liggéeyal yàlla te kenn du ci mun dus bu la neexee dina la fay bu la naqaree dina la fay kon nag ngeen jàpp ni li Ablaye Ndiaye daf ko defal ay nit yoo xamee ni que ñu néewu doole lañu amuñu moyen mu fàttaliku leen ne bés bu ñu demee ba nga xam ne soxla nañu loo xam ne seen yéene la woon te mënuñu ko mottali man Ablaye Ndiaye Ngalgou man ma mottali leen seen yéene loolu la def nii kon dañ koy sant bu baax a baax ndax kenn ku ne bëgg nga li nga xam ni moom ngay yéene bi ngay dund ñu mottali la ko sa ginnaaw ndax buñ la ko mottaliwul sa ginnaaw it fa nga nekk doo dal dëgg la. yal na yàlla defal ko jàmm yal na yàlla defal ko sutura yal na ko yàlla yokk yal na ko yàlla defal fanu gudd ak wér yal na yàlla def mu nekk li muy wut ak la ko tardeloo tey yal na yàlla def barke ca la tax mu toog di ko liggéey
yàlla na ko yàlla defal barke. nit ku baax bu defee lu baax dañ koy sant parce que lu baax la def man loolu laa gëm kon nag jàppale ni Ablaye Ndiaye Ngalgou seen doom la seen xarit la seen àndandoo la seen bëgg-bëgg la jàppaleen ko comme ni ngeen ko war a jàppee. nit ku nekk da ngay fexe ba ëllëg li nga bëgg ci sa njaboot boo doxee ñaari tànk gis ko communauté mouride yi Ablaye Ndiaye Ngalgou li mu def li ma ci mën a dolli mooy lenn rek ñun administration lañ yor boo leen jëlee chauffeur maire bi fay loolu daal laa mën a mottali ci li mu def ci oto ndax nag bu defee dara war na kenn ku nekk war na dugal sa participation ñun suñu participation ci côté boobu lañ koy def vraiment ñu ngi koy sant di santaat ñëpp di sant communauté mouride bi yëpp di leen wax nag seen doom la jàppaleen nit ki bu la defalee boo amee doom ju baax da ngay fexe ba lu mu ne nga ne ca lu mu soxla nga nekk ca loola loolu mooy àddina waaw yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla defal sutura en tout cas imam seen oto ngi nii kii mooy këyitu oto yi caabi wata gaa ngi nii imam jugal taxaw teel Serigne Cheikh jugal sëñ Cheikh jugal sëñ Cheikh ñu baax na yéen a nga moom seen oto la jox naa nag bu affecté naa leen communauté mouride moom moom oto bi caabi jaa ngi noonu oto baa ngi nii ñii nga xam ne daf leen dimbale ngir jàkk ji jox na leen 5 tonnes ciment man naa ci teg 2 tonnes ciment muy set teg leen muy set kon nag bu affaire baa ngi noonu set bi dugal na loxo maa ngi leen di gërëm di leen sant xamante ni mooy commandé groupement bi mooy région de Thiès ak région de Diourbel waaye aussi maa ngi fi teewal ki nga xamante ni mooy le général de brigade qui commande toute la brigade nationale des sapeurs pompiers muy le général Mor Seck di la dalal ci sa kër di la wax ahlan wa sahlan di kontaan ci seen teewaay parce que li ngeen ñëw def si tey je me dis que ni acte bu noble la parce que xam ngeen ne certes sapeur mi ngi ci Tivaouane am nañ ay moyens ñu ngi sant yàlla waaye nag ay moyens du doy li may wax ma ne chaque fois que nit ñi di yokku infrastructure yi di yokku il va falloir que moyens yi di yokku wax dëgg yàlla le commandement à travers l'État 2019 bi moyens yu mag yi ngeen gis fii yëpp ci 2019 lañ ko amoon et fin année bii ñu nekk aussi ñu ngi xaar yeneen moyens waaye n'empêche yéen xam ngeen ne bokk na ci seen i yitte ak seen i wareef ngeen dimbale ñi nga xamante ne nii ils sont là rien que pour la population de Tivaouane donc man maa ngi leen di gërëm di leen sant ci sama tur waaye ci turu brigade nationale des sapeurs pompiers du Sénégal bi yëpp. du ma terminer nag sans pour autant ma soññ ñi nga xamante ne nii tey ñoom ñooy recevoir li nga xam ne mooy oto bi ñu def ci seen kéemtalaay kàttan toppatoo ko pour le grand bonheur de la population de Tivaouane parce que tey bu ñu amee ay moyens dinañ mën a intervenir ni mu gën a gaawee bien vrai que amoon nañ ay ambulance mais bii bu ci yokkoo tey fu ñu dooroon a dem benn intervention beneen am dañ mën a décaler yeneen ambulance donc ñi ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla waaye aussi di leen wax ni bu leen yem fii rek su ngeen amaatee yeneen ambulance it bu ngeen xalaatee pompiers yi ñu jël donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu kàddu gi rafetee ngeen xam ne ci yàlla moo ñu may kàttan googu bu dëngee it ngeen xam ne li ñu yéene woon wala suñuy chef li ñu yónni woon ëpp na lii ñu ngi leen di gërëm di leen sant si déglu merci beaucoup. maa ngi nuyu aussi commandant de compagnie bi di nuyu général bi ak l'ensemble des sapeurs pompiers du Sénégal damay am contenté bu ma duggee sapeur pompier ndax dama yàgg jël au niveau de l'Assemblée les problèmes des sapeurs pompiers bi fi général Camara nekk dem na ma ba defal ma distinction jox ma ko mi ngi sama kër donc man sapeur pompier lu ma mës a intéressé la ndax defe naa ni ci inondation yu njëkk yi moto pompe yi sapeur pompier amoon du ko dugal Guédiawaye maa leen ko may ñetti ambulance yi nekk actuellement sapeur pompier maa leen ko may camion ñaari camion tracteur yi ak benn camion bu mag bi bu xonq ba fa nekk maa leen ko may kon man yàgg naa may sapeur pompier
donc dafa am loo xam ni boo koy def da ngay xam li ngay def lan laa pour ñan la dafa nekk un besoin pour que ñu dimbale sapeur pompier parce que sapeur pompier mooy dimbale waat risque yi ngeen di jël ak li ngeen di def dafa jar ñu assister leen topp ci yéen ba defal leen loo xamee ni ëllëg boo leen soxlaa moyen di ngeen ko am gis nga bi Sandaga lakkee ci la mer ndax Sandaga dafa lakk ñuy tàccu ñi ñëwoon di ñu wallu si di saboter suñuy sapeur pompier c'est resté dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui loolu laa mënta supporter donc lépp loo xam ne am nañ ko war ko mën a defar sapeur pompier dañ ciy daw def ko loolu moo tax Ablaye Ndiaye Ngalgou mu baax bi ba mu indee ambulance yi ñu ne benn bi nañ ko yóbbu ci hôpital bi mais benn bi nañ ko jox sapeur pompier ndax lu nekk ci tali bi sapeur pompier mooy jiitu boo amee problème balaa ngaa woo kenn sapeur pompier tàmm nañ ko ba fi ñu toll nii dama lay wax gis ñii fi nekk ñëpp ku ci siburu sax sapeur pompier ngay ñëw. maa la ko wax. gars yi yëpp amul kenn ku ko mën a ëmb kon nag ñun lu ñu fi def rek dañ ko teg si yoon xam ni li ngeen defal da ngeen ko mérité moo tax ñu jël ko teg ko seen loxo parce que xam nañ ni buñ leen ko joxee di ngeen ci def li nga xamee ni moom moo ci war te doo leen ko caaxaane te doo leen ko négligé loolu si ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. commandant xam na ni que saa yu ma xëyee suba maa ngi moom may wax jamono inondation lañ toll du ñu nelaw ba 5 heures du matin c'est la première fois Tivaouane ñu def inondation premier jour ndox fanaanul ci dëkk bi mosul am ren lañ ko def ren aussi deuxième jour bi taw bi ñëwaatee pendant 3 jours fexe nañu ba benn inondation deful 24 heures kon nag ñu ngi sant yàlla di sant waa sapeur pompier parce que day bu fekkee demee na noonu seen taxawaay daf ci feeñ bu baax a baax a baax donc sapeur pompier ñu ngi leen di gërëm di leen sant di sant encore Ablaye Ndiaye ci lii mu def parce que acte bi dafay dimbali institution état boo xamee ni moyens yi dafa soxee mu dimbali institution état xam nga boo dimbalee dispensaire dimbale mosquée dimbale sapeur pompier ça veut dire que sa xel mi ngi si toi tu es un patriote kon jàppale ni laay patriote la comme ñi nga xamee ni bëgg dëkk bi noonu la bëggee dëkk bi ñi ngi koy sant di ko gërëm ci li mu def di ko sant di sant ñi fi nekk ñëpp